li xew fii moom la ñuy wax dans le jargon si vocabulaire oil and gaz blowout blowout mooy lan ngay def sa forage à un moment donné nga am arrivée de gaz ou bien de pétrole d'une manière inattendue mu bett la sur surface xam nga lu la bett mën la parce que buy ñëw ça vient avec une pression bu la bettee en une fraction de seconde alors là mënatoo ko contrôler au moment où bi ñu koy jéem a contrôler malheureusement parce que dañ koy liggéeyee ak machine donc certainement c'est la chaleur parce que concentration bu bëree avec la chaleur day tàkk gaz noonu la mel donc loolu moo indi loolu moo waral incendie bi nii. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. coow li ci réew mi bari na ci mbiri pétrole liñ ci mën a wax mooy damay ñaan nit ñi ñu dal ci mbiru pétrole ndax ba tey jii pétrole benn gutu pétrole duggagul ci réew mi benn liibaru gaz génnagul ci réew mi. ñoo ko déggandoo moom Mohamed Boun Abdallah Dionne nee na toq pétrole génnagul toq gaz génnagul barki démboo njaay fenn ci zone yi nga xamante ni ñoo ngi fay exploiter benn ci suñu ressource moo explosé woon gannaaw jiyee ji bari na ci ay sénégalais yu doon posé wu la question kañ la Sénégal tàmbalee exploiter gaz loolu rek problème bu rëy a rëy la ndax li muy firndeel mooy li ñëpp bokk te sénégalais bu ne ñu war la ci rendre compte moo xam sa niveau social fu mu toll moo xam sa niveau njàng fu mu yam citoyen bu ci nekk war nga au moins xam nu mbir yi demee parce que ñun ñëpp ko bokk mais malheureusement bi coowal pétrole ak gaz amee suñu réew discours bi ñu doon naxee balaa majorité des sénégalais gëm ko daal di bañ a intéressé wu ci mbir yi mooy ku doonul expert waroo cee wax. Ce qu'il faut retenir, c'est que la recherche pétrolière est aussi un métier. C'est un métier comme la banque, comme l'assurance, comme l'informatique, comme le journalisme. C'est un métier spécial. Pour en parler, il faut être du métier. dégg ngeen ko moom bu jonn mu ne wàllum pétrole ak gaz métier la woo xamante nii dañ koy jàng ba noppi door ci àddu maanaam dès le début ci njëlbeen ba lañ ñu teel a artu dal di ñuy araftu ne kenn waru cee wax moo tax ñun depuis moment boobu noonu lañ tàmbali woon di partager vidéo yoo xamante ni day wax ci wàllu ressources yi ngir won sénégalais yi li ñuy wax yépp dara mu ci mbir bi recherche la def gëstu soxlawul nga am xam-xam bu rëy a rëy ngir comprendre que ni mbir yi dafa am njuuj njaaj li ñu bokk ñun ñëpp suñu moomeel dafa am lu ci lëndëm ba ci tey zone bi nga xamante ni moo sabab jàngatu tey bi muy Ngadiaga te explosion amoon fa un an ci ginnaaw partagé woon nañ fi benn intervention Clédor Sène ak ay illustration yi wane ni depuis 1978 ñoo ngi exploité gaz biir Sénégal mais problème mu Sénégal mooy dañoo am ay njiit yoo xamante ni nañu baal duñu wax dëgg seen askan nawloowuñu ndax ay nit yu dul xalaat lañu jàppee moo tax dañuy jéem a tur lëndëm saa su ne di fooye suñu xel ngir mën di tëgg seeni plan ci suuf te kenn du yëg moo tax ñun itam duñu tàyyi ci lépp loo xamante ni dafa concerné alalu Sénégal rawatina pétrole ak gaz bi nga xamante ni suñu réew mënoon na cee jaaree tëdd ba faw parce que ñun Sénégal naaguwuñu waaye yàlla daf ñu suturaal ba ci wàllum baatin suñu borom seetaanuñu ndax bu ñu jëlee rek mbiru àdduna wàllum zaahir li ñu mën a teg suñu bët te nga xam ni fii la yem ci àdduna muy wàllum pétrole gaz or zircon fer suuf soo xamante ni dafa nangu bu loo fi ji suñu borom delloo la ko géej gu ne yàmbalang goo xamante ni suñu borom yemul rek ci jox ñu ay jën ak yeneen ressources halieutiques yàlla daf ñu sax defal pétrole ak gaz suñu biir géej Sénégal dëkk bu yàlla def barke la ba képp kuy doomi réew mi waroo woon sax di jaaxle wala ñàkk ba sonn ba mu lay jaral ngay génn réew mi mais yàlla daf ñu nattoo ay njiit yu baaxul donte ñun askan wi am nañ ci part de responsabilité parce que ñun ñooy fal ba tax na yu mel nii di fi am ñuy xaar ba benn explosion ñu bari ci ay sénégalais di soog a gëm ni gaz ñu ngi koy exploité ci biir réew mi ba yenn ci ay entreprise yu ci mel ni Sococim di ci bénéficier wu loolu lépp daan ci ñëw indi ci ay leeral. dañuy attaquer directement sujet bi maanaam li waral jàngatu tay bi te muy benn explosion ay teenu gaz fële nga xam ne mooy Ngadiaga te mu jaaxal ay sénégalais yu baree bari yoo xamante ni ñoom mosuñu xam ni Sénégal ñi ngi exploiter ressource bi ci mel ni gaz. ci leeral depuis 1978 Sénégal mi ngi exploiter gaz nee nañ sax depuis 1974 mais nañu jàpp 1978 te loolu ki ko xamle woon du n'importe qui Mamadou Faye moo ko xamle woon ci benn ci ay intervention am kan mooy Mamadou Faye mooy directeur général Petrosen
Petrosen di këru liggéeyukaay bi fi Sénégal teg ngir ñuy ceetu lépp lu jëm ci exploitation ressources yi nga xamante ni suñu borom may nañu ko. Il y a eu quelques découvertes en offshore profond, en offshore au sud du pays et quelques découvertes de gaz dans la presqu'île du Cap-Vert. Ces puits ont été mis en production par l'État du Sénégal dans les années 78 et en 87, Petrosen et Tullow Oil ont repris cette production. Et récemment, en 2002, Petrosen et Forteza ont repris encore cette production avec de nouveaux puits. ñoo ko déggandoo moom Mamadou Faye nee na Sénégal découvrir na ay ressources particulièrement gaz bi ba tàmbali woon ko exploiter depuis 1978 ci presqu'île du Cap-Vert mais aussi dans le sud du pays. En 1987 gannaaw juróom-ñeenti at Petrosen di këru liggéeyukaay gi fi Sénégal teg ngir ceytu suñu ressources lëkkaloo ak Tullow Oil ngir wéyal exploitation bi. ba ñu yegsee nag en 2002 ci la société bii di Forteza reprendre mbir yi maanaam tàmbaliwaat exploité gannaaw accord bu ñu signé woon en 2001 kan moo signé woon contrat boobu noonu xam naa dina jaaxal ñu bari Macky Sall moo signé woon contrat boobu noonu parce que jamono jooju moo nekkoon directeur général Petrosen ci nguuru Abdoulaye Wade. daañ ci ñëw ak relation gi mu am ak entreprise boobee léegi Forteza boobu noonu ba moment bi ñuy wax ak yéen ñooy wëy di exploiter ay teenu gaz ci fi amul laq bi bërki débb muy Ngadiaga naka lañ leen joxe contrat boobu noonu ak lu ci Sénégal am ci la ñuy ñëw. dañuy taxaw d'abord ci société bi nga xamante ni mooy Forteza. Forteza benn société la bu yëngu ci wàllum exploitation ressources bu basé wu ci ville américaine bi nga xamante ni mooy Houston. jàpp leen bu ñu ne Houston xel yi ci la lay dem villa bi Macky Sall am ci ville américaine boobu noonu muy Houston. seetlu leen coïncidence yi mais beneen mbir bi gën a leeral affaire yi mooy Macky Sall jot na liggéey ak société boobu noonu pas comme salarié mais en tant qu'expert parce que bu leen fàtte ni Macky Sall xam-xam dafa màcc ci wàllum géologie mbiru pétrole mooy spécialité am bi mu jaaree IST ba noppi dafa dem France ci IFP di Institut français du pétrole ngir yokk xam-xamam ci wàllu wi expertise boobu noonu mooy ko mu liggéey ak Forteza en tant qu'ingénieur géologue en 2000 mu nekk directeur général Petrosen nekk en même temps conseiller spécial du président ci lépp lu jëm ci wàllum énergie ak mine jàpp leen bu baax a baax donc moom Macky Sall moo conseiller maître Abdoulaye Wade mu jox Forteza zone Ngadiaga bi nga xamante nii tey moo jur coow li décret bi moo nekk nii ngeen di seen ñu ko signé en 2001. léegi dañuy ñëw ci ñaata la Forteza di exploiter gaz foofu nga xamante nii mooy Ngadiaga ak lu ci Sénégal di am. pour loolu dañuy dem ci plateforme bi nga xamante ni mooy ITIE di initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal benn site la boo xamante ni lépp luy donné ci wàllum exploitation pétrole ak gaz bi Sénégal fa lañ koy def foofu la ñu jëlee suñuy chiffres parce que sujet yi nu mel dañu bëgg muy gën a leer bëgg itam buñ ci noppee ku ne mën a defal sa bopp vérification yi léegi bu ñu demee ci site ITIE diggante 2009 jàpp 2016 Forteza produire nañ lu toll ci 238 349 661 normomètres cubes ci wàllum gaz d'après ñoom waa Forteza li ñu wax parce que ñoom waa ITIE nee nañ Forteza ñoo leen jox chiffres yi te ku ne xam ne ni gars yi saay-saay nañ saay-saay gu doy ni la ñuy def ak la ñuy déclarer souvent dafay wuute parce que bu ñu jëlee seulement en 2008 Petrosen waxoon na ni Forteza mi ngi produire lu toll ci 300 000 mètres cubes par jour ci wàllum gaz diggante boobu ak léegi jot nañ fi exploiter ay teenu gaz yu baree bari ba moment bi incendie bi di am barki démboo njaay lu toll ci 11 teenu gaz la impacté kon ñun gaa jàpp nañ chiffres yi nii mais dalul suñu xel lu ñu gëm mooy gars yi produire nañ lu ëpp li ñu déclaré. léegi nag ñu bari xam naa dañ laaj ñan ñooy jëriñoo suñu gaz foofu li ñu ci mën a jàpp mooy kenn jëriñoowu ko lu dul ay doxandeem maanaam ñu jógee bitim réew bi ci njëkk mooy Sococim ñëpp xam nañ ni groupe français bii di Vicat moo ko moom Forteza daf leen di fournir gaz ñoo ngi itam fournir benn société étrangère bu ñu naan GTI ñoom dañuy produire courant di ko jaayaat mais lu xorom lu ci biir yi mooy GTI boobu noonu day jaay Senelec courant est-ce que yéen ngi comprendre gravité situation bii yow sa réew dafay exploiter gaz te gaz boobu noonu bokk ci gaz yi gën ci àdduna bi muy méthane parce que xeetu gaz bi Sénégal am non seulement dafa naturel mais soxla woo di ci def liggéey gu baree bari ngir mën koo jëfandikoo moom la àdduna gépp di wër moo tax sànq ci introduction bi ñu naan leen ñun Sénégal suñu borom daf ñu beral loxo mais ñun ñoo xamul suñu bopp. léegi yow ngay produire gaz bu mel noonu sa biir réew beneen société mooy ñëw jënd gaz boobu noonu ci Forteza def ko courant di la ko jaayaat
Forteza dafay jaay également suñu gaz beneen société bu bàyyi ko réewum Australie ñu naan ko MDL société boobu noonu bokk na ci ñi nga xamante ni ñooy exploiter zircon bi fële nga xam ne mooy Diogo loolu beneen sujet la ak beneen scandale société bi nga xamante ni mooy Senelec aussi mi ngi bénéficier ci gaz bi mais lu néew la par rapport ak Sénégal li mu waroon jëriñoo carrément ci gaz bi nga xamante ni ci biir réewam lañ koy exploiter parce que wolof dafa ni balaa ngaa laax jaay nga laax lekk mais Sénégal dañuy am as mbir ba pare jël ko di ko jaay ba pare nag topp ca gannaaw di ko wuti lii moo paradoxal ci réew Sénégal. ñu jël itam village bi nga xamante ni fa la ñuy exploiter gaz bi muy Gadiaga waxuma la ñàkk amal njariñ gi ñu ñàkk amal njariñ waa village ba ak ndawu dëkk ba ci wàllum emploi mais dañoo yàq environnement wu dëkk ba parce que non seulement suuf si kenn mënatu faa bay mais aussi dëkk bi dafa dem ba polluer ba dund fa sax danger la ndax jàngoro gu nekk mën na la fa dal. Petrosen ak Forteza ñoo fi nekk ñoo ngi installé woon depuis 1996 ñoo ngi commencé seen production en 2001 février 2001 te booba ba tey mënuñu ñoo defal dara du ndox du hôpital du tali yu baax beneen bi mooy ñoom seen tali yi fu leen neex leen koy awale yàq nañ suñu suuf bépp suñu tool yi ñun mbay lañu yaakaar. mbay moo ñuy dundal te bu ñu xoolee instant bi ndox sax bu ñu roosee mënatuñ koo am sunu nab bi moo ngi gën di sori ñu ngi gas léegi ay mètre te duñu gis ndox boo demee si beñ bi gas nañ plusieurs forages mënuñoo am ndox pour arroser loolu nag metti na si ñun trop. ñoo ngi déverser seen eau yi fu leen neex di yàq suñu suuf si mango yu ñu yaakaaroon mënatuñ see am dara nawet bu ne léegi wittatuñ so 1 kilo ku daan witt ay toni léegi mënatoo booba ba tey nag ñu ngi jooytu kenn déglu wuñu. donc bu fekkee ni fépp fu ñuy exploiter gaz pétrole zircon wala beneen xeetu ressource biir Sénégal nii la nar mujjee maanaam ay entreprise yu jógee bitim réew ñoo ciy profito suñu autorité ñoom itam jiital seen intérêt personnel bàyyi askan wi bu dee nii la nar a mujjee ci cas yépp fépp fu ñuy exploiter suñu pétrole wala gaz wala lu mu mëti doon lañ fay wut ñoom ñi koy exploiter yàlla buñ ko jëriñoo yàlla na fa musiba teew te bañ a lor askan wa fa nekk ngir ñu mën faa jóge bàyyi leen ñoom askan wi continuer di wéyal seen dund comme lañ ko daan amalee ndax gars yi bu ñu bëggee exploiter benn zone dañuy nax waa dëkk ba ne leen bés bu ñu tàmbalee liggéey lu bari dina fi soppeeku dig leen ni dinañ recruter seeni doom daañu leen wutal liggéey daañu indi ay infrastructure daal di leen di révélo alors que loolu lépp dara amu ci. kon fépp fu ñuy exploiter pétrole gaz wala xeetu ressource bu mënti doon bu fekkee ni intérêt Sénégal lalu ko yàlla na lépp ndax saay ñun ñëpp ñàkk benn yoon lii na ko Sénégal yëpp ñaan bu fekkee ni lii nga xamante ni xew na suñu réew li nga xamante ni suñu borom moo ñu ko defal comme xewal bu fekkee ne narul feeñ ci sénégalais yi yàlla na lépp nax saay ñëpp ñàkk kon jàngatu tey bi loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.